mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV di leen dalal jàmm ci xabaaru local yi ni ñu ko defee saa su nekk ñu door ko ak campagne bii di actu campagne. actu campagne nag xam nga ne tey jii la ñuy ndar képp campagne bi ginnaaw bu ñu ko ubbee juróom-ñetti fan ci weeru janvier atub 2022 lu toll nag ci fukki fan ak juróom ñoom candidat yi fësal nañu seen programme dem ci gox yeeg goxaan yi dem ci diwaan yi waxtaan ak diisoo askan wi tey jii nag nga xam ne minute bu jotee la ñuy ndar képp campagne bi ñu bëri nag ci candidat yi moo xam ci coalition yëpp samp seen ndënd ci élection locale yi jëm ci ville bu Ndakaaru ñenn ñi ñu ngi amal caravane ñenn ñi amal ab meeting ngir rek gën a mën a waxtaan ak diisoo askan wi ngir ñu sànni leen xob ci élection locale yi nga xam ne jàpp nañ ko dimanche gi ñu dëgmal yemook ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier loolu lépp kon nekk mbir yoo xamante ne kon jàmm lañ ci saa di sàkku ci tamit dal ndax nag kaddu yi mu ngi bàyyi ko fu ne jëm ci askan wi jëm tam ci géopolitique bi ngir ñu dox jàmm sàkku jàmm ngir élection yi ñu mën ko def ci jàmm incha allah yemoo kon dimanche gi 23 janvier incha allah. ba tey ci actu campagne ñu door ko ak Soham Wardini nekk candidate bu Union Citoyenne buntu bi bëgg wutu boppam ci bopp mairie bu Ndakaaru moom ma nga woon ci HLM dem fekk fa seen njiit foofe ci douane ba waxtaan ak askan wi moom nag nee na bu dee tollante nañu bëgg-bëgg gi jëm ci moom fal ko ci bopp mairie bu Ndakaaru dina jàppale waa HLM rawatina askan wi yëpp taxaw leen ci wàllu njàng meek njàngale mi loolu rek nee na loolu ne mënut a antu fekk kon askan wi woteeluñ ko loolu daal di xamle Soham Wardini sunu ndaw mu ñu koy toppal Khadija Ndak Diouf saa su nekk ñoo ci moom reportage bi ak Fall Fall. ñii génn seen buntu kër toog ñële nekk ci seen kaw balcon lépp rekk ngir accueillir kii di seen candidat. fii ci HLM ñaari candidat wu coalition buntu bi daje fii kii di candidat wu mairie bu HLM di Ibrahima Gueye li mu dig ñiy dëkk ci HLM bokk na ci ay bërëbu jàngukaay. Le lycée c'est de la compétence de la ville. HLM amuñu lycée. Nous avons 2 CS te loolu chargé la ak coût la chez les parents bu ñu yàlla may ndam incha allahu rabi suñu sœur bi lu muy njëkk def fii mooy def lu ñuy un lycée. kàddu yi la nag kii di Soham El Wardini di candidatu mairie bu Dakar di ko firndeel tey xamle ni rek dina dugal loxoom ci projet yi Ibrahima Gueye tëral. li mu wax yépp dégg naa ko. lycée ngeen bëgg bu soobee yàlla dinañ ci liggéey ba ngeen am lycée lépp loo xam ne commune bi mënu koo def ville de Dakar dana ànd ak Ibrahima Aline Gueye pour mottali ko fii ci commune bi. ba léegi nii candidat yi bokk ci élection locale yi ñoo ngi amal seeni caravane di wone lii di seeni programme ngir rekk am jàppaleek askan wi ndimbali askan googee mu mel ni lii di coalition bu la bu Soham El Wardini bii am na ko ba pare. tey dañu ànd ak waa Union Citoyenneté pour wane ni que ñun xale yi on est des citoyennes te jóg nañ pour suñu avenir et tamit ànd ak Soham Wardini parce que c'est une dame parce que jigéen la. te tamit ñun jigéen ñi dañoo war a jàppalante suñu biir pour ñu gis suñu bopp feneen daal ci kanam. Soham El Wardini bi bokk ca coalition bleue maanaam coalition buntu bi mi ngi ñaan lii di ay militant wam ñu daw gaaw jëli lii di seen carte électeur ngir ñu mën a wote le 23 janvier. ginnaaw Soham Wardini beneen candidat samp ndëndëm ci élection locale yi di Abdoulaye Diouf Sarr moom moo nekk njiitu Benno Bokk Yaakaar ma ngi woon ca Parcelles Assainies nag xam ngeen ne maire ba mooy Moussa Sy moo ko dalal ak Amadou Ba ñoom nag jot nañu waxtaan waaye tamit moom Moussa Sy nee na daal wét na lool ci campagne bi ndax ay kàngam ay ponkal yu nekk ci APR ci Parcelles Assainies doon ko daal di wan gannaaw loolu lépp nag ne terewul 23 janvier gi dina am ndam ci Parcelles Assainies loolu daal di xamle Abdoulaye Diouf Sarr xamle ko itam ñi nga xam ne ñoom ñooy responsable yi Amadou Ba ci ndaje ba daal na ci forox ndollu bëgg-bëggam nag mooy lépp loo xamante ni leen féewaloo la ñu teg ko ci ginnaaw kon jiital lépp loo xamante ni mooy bëgg-bëgg waa Benno Bokk Yaakaar taxawu leen taxaw tam askan wi ngir ñu am ndam buñ ci noppee nag lépp lu ñuy daal di waxtaan ñu def ko potum biir seen biir ñu daal di ko waxtaanee rawatina jafe-jafe yi nga xam ne ñoom la ñu amee ci Parcelles Assainies sunu ndaw bi ñuy toppal coalition Benno Bokk Yaakaar Mame Senou Babou reportage. maire sortant bu Parcelles Assainies Moussa Sy ak directrice bu case des tout-petits ñu amal ab mobilisation bu mag ci HLM Grand Médine
mu nekk ab occasion boo xam ni Abdoulaye Diouf Sarr rafetlu na bu baax liggéeyu Moussa Sy bi depuis bañ ko falee ci biile commune. kon loolu jàppaleen mooy leen bu baax vous avez un excellent maire. boo gisee bilan bi Moussa Sy def jël un bilan détaillé avec des chiffres wax ne lii laa def de 2000 amul. Bon donc il a la compétence qu'il faut mais il a un programme, il est transparent mais surtout li ëpp solo la leen di wax il a des valeurs. Moussa Sy nag di dalal xelu candidat bu ville bu Dakar moom nag jàpp na ni donte am nañu waaf ci biir APR ngir jëlaat ay kàddoom ñoom ñiile dinañ am ndam ci parcelle bu keroogee ci 23 janvier. 2 généraux abandonné la troupe en pleine guerre. 2 généraux. Ils ont abandonné les troupes en pleine guerre. Maintenant, il faut dire au président de la République que l'APR au Parcelles Assainies maintenant a des colonels et des lieutenants qui ont pris la relève. C'est ça la vérité. dañoo dugg guerre am ñu daw guerre bi. ginnaaw HLM Grand Médine ñu jëm direction unité 7 bu Parcelles Assainies ci fiefu Amadou Ba ancien ministre des finances bii la nag moo ngi woo camarade yu parti wam yi ñu bàyyi wax ju sew ji te concentré wu ci li ëpp solo. frustration yi mer yi ak lu mu mënti doon teg leen ko li ma bëgg ngeen def esprit de dépassement ngeen bàyyi wax yu sew yi. ngeen bàyyi sànnante ay flèche. yaay gor. ngir yàlla ngeen jàppale président Macky Sall jàppale Abdoulaye Diouf Sarr jàppale la camarade Moussa Sy. dama bëgg yi nga xam ne daf ñuy naqari ci biir koñ bi ñu teg ko ci suuf ba dimanche passé. waaw. bu dimanche passé rek dinañ arrangé suñu problème ci biir Parcelles Assainies. wóolu seen bopp loolu Moussa Sy ak Amadou Ba ñoo ngi dig Abdoulaye Diouf Sarr ndam ci Parcelles Assainies ci ngoonu 23 janvier. Mame Seynabou Babou jërëjëf coalition beneen Yewwi Askan Wi Barthélémy Diaz moo ko jiite nekk seen mbër ci élection yi ci ville bu Ndakaaru moom nag def na meeting de clôture ma nga woon ci Parcelles Assainies ci terrain ACAPES foofu tamit mbooloo gu takku dikk na fa Barthélémy Diaz daal di tollanti bëgg-bëggam ngir gars yi fal ko ci bopp mairie bu Ndakaaru moom nag jam na fa ay projet ak i promesses yu bëri yoo xam ne def na ko fa moom maire bu Mermoz Sacré-Cœur nekk candidat bu Yewwi Askan Wi ginnaaw meeting gu rëy gi ñu amal fu fee ca terrain ACAPES ci Parcelles Assainies Ami Diouf lañ ci àndal ci leeral. góor jigéen mag ak ndaw ñenn ñi jóge Grand Yoff Cambérène Patte d'Oie Mermoz Fann Amitié ak yeneeni gox yi ñoom ñëpp mu daje fii ci terrain ACAPES bu Parcelles ngir jàppale seen fukk ak juróom-ñeent candidat yi bokk ci coalition Yewwi Askan Wi. mu teewee meeting bi ancien maire Dakar di Khalifa Sall di woo ndaw yi ngir ñu aax li nga xam ne moo di bërëbu votekaay yi bu bés ba. élection locale du élection nationale affaire koñ la affaire kër la affaire quartier la centre de vote bi ak bureau de vote bi dafa polariser ay néeg ay kër ak ay koñ. ku dëkkul ci koñ bi dëkkul ci kër gi dëkkul ci néeg bi warul bokk ci vote bi. mani ku fa dëkkul doo fa voté fajar ñoo fay jiitu 18h ñu tëj bureau vote yi 18h ñu tëj bureau de vote yi maa koy wax et je l'assume. ci noonee leaderu Pastef bii di Ousmane Sonko di delluwaat ci taxawaayam ci li ñeewal charte de la non violence. xam nga dañuy wax affaire non violence. li ma leen yàgg a wax moom laay répété parce que man benn wax laa am kuy woote jàmm ñoo la ci jiitu ndax àdduna du dox ba ngeen dégg ni Yewwi Askan Wi song na loolu du mus a am. gis nga charte de la non violence xam nga mooy lan mooy ñu dem ba ni ñu tuddee équilibre de la terreur liy régler problème bi mooy ñu dem ba Macky Sall xam ni su dóoree ñu fayu loolu rek moo koy régler waaye ay signé fii. ay nangam loolu réglé wul problème bi kon pare leen pour
sécuriser les résultats de votre victoire, de votre vote. mbooloo bu takku daar leen leader yi ku nekk ànd ak xel mu dal candidat wu coalition bi ci mairie bu Dakar Barthélémy Diaz di dëggalaat taxawaayam. loi électorale waxul da ngeen nar a jël bulletin de vote yëpp loi électorale dafa sàkku ci yéen foog ngeen jël au moins juróomi bulletin ngeen jël ko man lenn rek lay sàkku ci yéen. na ngeen ma waxal mbokk yi njaboot gi ak dëkkandoor yi bulletin bu marron bi na ko ñëpp tëb. Il n'est pas question d'attendre la publication de résultats préfabriqués. Je serai dans mon bureau à 22h en tant que maire de Dakar. ñu nekk ci càppandawu élection yi daanaka ñaari fan rek des ci parti politique yi coalition yi ak candidat indépendant yi ku nekk di xëcc sa boor ngir mën a am ndam ci ngoonub ñaar fukk fan ak ñett ci weerub janvier. coalition sàmm jikko yi rawatina fële ca Tëngéej ñoom tam amal nañu seen meeting bëgg rek fexe ba élection yi ñu dëgmal incha allah jàmm rek daal ci am en tout cas loolu moo gën a fës ci seen kaddu ginnaaw meeting bu ñu amal ca Rufisque ki jiite kaddu gi nekk tam seen mbër ci jongante yi foofu ca Tëngéej Dugu Tigi Sumbulu mooy seen candidat nee na lépp lu mu mën ngir nekk nu askan wi nekk lu mucc ayib dina ci taxaw ñu teewli kàddum ci micro Babacar Seck. donc li may wax mooy xam li fi xew yàgg tukki yàgg dox gis lu ne ci àdduna bi dajeeg lu ne format bu ne ñu gis ko ñu xam ne tey Tëngéej ay doomi Tëngéej ñoo ko mën a defar keneen ku ne mën na ko defar te du doomi Tëngéej jox lu ko neex wuti jéggaani ñu fenn nag fii ñu dëkk xale yi am nañu bopp bi am nañu volonté bi am nañu engagement bi bëgg nañ ko mën nañ ko bu ñu leen jàppale ñu dem tey boo waxee pour liggéey am si dëkk bi liggéeyu ñu lay fay weer mu tamit nit alal li may nit alal mooy xale yi organiser leen ñiy jàng tey xale yi nga xam ne dañoo jàng mën dara fii da ngay xool bachelier di ko fekk maîtrisant di ko fekk di nga gis nit façon diplôme bu nekk dina am mu liggéey mais boo leen dimbalee ñu càmbar ci lu ñu ne mais même bu dee da ngay jaay daal rek mu nga xëy suba nekk ci milliardaire boo dee jaay légume mën nga xëy am ci alal mais ne tegu ci yoon nga xam ni ñu gérer et on aide les gens les encadrer pour ñu tekki dara ku nekk nag nga wutal ko possibilité mu am alalu boppam boo ko defu dëkk bi dem xalaatuma di leen fi jëlee te wutalu ma leen fenn te mën naa la assurer ne boo fi ñëw balaa at mi dégg balaa bés bu des ñu am fenn parce que gisaguma kuy jaay marché am retraite gisuma kuy dawal oto kalando am retraite gisuma kuy liggéeyu wàcc loxo yaa xam bijoutier yaa xam cordonnier yaa xam artisan lu mu mën a doon da ngay liggéey ba faatu mooy sa retraite xalaatuma ko nag il n'est pas question mënutul ne dañoo war a sàkk pexe boo liggéey ba nekk moom wàcc liggéey toog sa kër yow sa priyaan weer dee ñu woo ne la alaaji lii ñoo la ko dampee. dañu dellu ci Tëngéej waxtaanee coalition Yewwi Askan Wi ñoom tamit fësal nañu seen programme démb ne nag la ñu bëgg rek mooy fexe ba Tëngéej soppi xar kanam Tëngéej tamit lu jëm ci wàllu cet mi nekk lu mucc ayib en tout cas loolu moo ñu fasal ni kon mooy seen bëgg-bëgg te nag nee nañu dañ ci bëgg ànd ak waa Tëngéej yëpp loolu ngir loolu kon mën a nekk lu sotti ñu dem ci Tëngéej fekk fa suñu naataango Babacar Seck. ñun ñu nekkoon ci xolu exercice bi nga xam ni moo indi plan de développement urbain durable xel mënul nangu. ñu tab ba ñëw pour ñu nekk candidat Yewwi Askan ci ville bi ñu ne loolu yëpp dañ koy tourner le dos xel nanguwul loolu yéen sax yàgg ngeen wax ne ne réew mii lu bari étudier nañ ko mais dara lañ mettre en œuvre kon kay loolu yëpp wala leen man su ma suñu adossé woo foofu lan lañ bëgg liñ ci war a def mooy plan d'action prioritaire 2022-2026 mais surtout ñu am ñu mettre en œuvre plan bi gën a baax daal mooy bi ñu mettre en œuvre du plan bi gën a rafet du plan bi nga xam ne bindee gën a rafet looloo tax ñu adossé wu foofu leen la tënk 6 objectifs stratégiques après avoir décliné 8 problèmes identifiés prioritaires 6 objectifs stratégiques 27 lignes d'action 95 actions 99 actions pour 95 milliards loolu phase bu njëkk bi la lañ ta def lu néew la ñun fu ak nu mu mënti demee dañuy génne plan d'action prioritaire 2026 2022 2026 xool action yoo xam ni dañ koy maintenir am na yoo xam ni fu mu jaar jóge fi xam nga par exemple même ci wàllu assainissement am na lu yéeme li ñu fi gis biir boo demee booru Castor
amoon na benn station d'épuration bu fa nekkoon mais terre bi dafa ñëw ne ko doññet. ginnaaw gu ñu dal ci nataalu candidat yi tey ñu nga jëm ca Pikine nag xam ngeen ne lu toll ci juróom-ñetti mbër ñoo samp seen ndënd kii ko jiite waxtu wi di Abdoulaye Timbo Pikine budget bi toll na ci juróom-ñetti milliards suñu koppar loolu lépp nekk mbir moo xam ne kon am na enjeu lool ci wàllu politique am na enjeu ci wàllu li nga xam ne moo jëm ci tay askan wi loolu lépp kon nekk jongante woo xam ne kon foofu dara du sedd ndax kenn fas yéenewul may sa morom lenn Mamadou Dieng lañ ci àndal ci leeral reportage. yaatuwaayam toll ci juróom-ñeent fukk ak juróomi kilomètre carré Pikine di benn ci département yu Dakar yu bokk ci ñu ëpp ñi fa yeewoo ci Sénégal mu wetu gox yu mel ni Dalifort Hann Montagne Ndargu Ginnaaw Rail ak Thiaroye-sur-Mer Abdoulaye Timbo mooy maire ville de Pikine diggante 2014 ak léegi mu wutu Pape Sagna Mbaye bu Alliance des forces du progrès mi toog ci bopp commune bi 2009 ba 2014 moom Abdoulaye Timbo ay nitam ne self-made man la maanaam ku jéemal boppam lépp. muy homme politique bokk APR jege lool njiitu réew mi di sax nijaay ci moom ci Pikine muy wut ñaareelu mandat Abdoulaye Timbo ne ci bilan la ko teg ak projet yi mu nal bëgg ko yeggali bilan bi ñu mën ci lim ci njàng mi ab collège bu mu tabaxal Thiaroye-sur-Mer yeesal collège bu Diamaguène Sicap Mbao gàddu ay frais d'études yu ñetti junni ci ay étudiants ci ay école ak institut de formation professionnelle joxe juróom-ñaari junni ci ay table banc teg ci di sargal ndongo yi at mu ne ci wér-gu-yaram Abdoulaye Timbo ne tabax na ñetti bloc opératoire ca Kër Massar Mbao ak Pikine équipé ko mu wutal l'hôpital bu Pikine fukki couveuse tabaxal dispensaire grande mosquée bu Pikine yeesal maternité Dominique ci xeex mbas mi mu jox école yi dispensaires yi ak préfecture yi ay jumtukaay xotti ay yoon tabax ay infrastructure soqali tàggat yaram caada taxawu ndaw ñi Benno Bokk Yaakaar dar ko moom Abdoulaye Timbo muy wut weneen mandat ci ville bu Pikine ngir wéyal liggéey bi waaye Mouhamadou Lamine Gueye bu réewu Ngor ne du ko ci bàyyi moom opérateur économique la xam-xamam màcc ci commerce international muy chef d'entreprise ay nitam ne ko xarañ la teg ci ràññeeku Mouhamadou Lamine Gueye dégg lool kàllaama chinois di interprète moom mi mu ne dafa bëgg a tabaxaat Pikine xottil ko ay yoon yu méngoog jamono def ko mu neex a dund yokk jumtukaay yi ci kër docteur xeex guerre mu ànd ak république des valeurs keneen itam bëgg moom toogaat ci boppu mairie bu Pikine muy Daour Niang Ndiaye moom mi moo doonoon maire diggante 2004 ak 2009 doonoon kenn ci ponkal yu parti démocratique sénégalais ca Pikine mu lëngoo jamono yi ak coalition gëm sa bopp mu doonoon ancien membre bu bureau bu assemblée nationale membre comité directeur bu PDS Daour Niang Ndiaye bëgg a dellu si ci boppu mairie bi loolu bett ñenn ñi waaye moom mu ne dafa bëgg a jëlaat Pikine ñeneen itam di yootu mairie bu ville de Pikine di Cheikh Dieng bu wàllu Sénégal di maire bu Djiddah Thiaroye Kaw Ibra Gueye itam naka noonu Alpha Dé ñuy juróom benn kon ci course bi ci commune bi nga xam ne budget bi weesu na juróom-ñett ci ay milliards ci sunu ay koppar. Mamadou Dieng jërëjëf ñu dal kon ci charte doxalin wi ni ñu ko defee saa su nekk dañ ci ànd ak sunu expert di Babacar Fall secrétaire général bu GRADEC mu ñuy nettali ak tamit duñu leeral ci li nga xam ne moo jëm ci élection locale yi ñu teewlu kàddoom Babacar Fall secrétaire général bu GRADEC. waaw dafa am nit ñoo xam ne nag maintenant yoon dafa leen jox maanaam ñu war a contrôler vote bi xam nga vote dafa war a jaar yoon mais dafa ay nit ñoo xam ne ñoom la yoon jox sañ-sañ boobu ñu yoon jox sañ-sañ boobu mooy li ñuy wax délégué cour d'appel yi ñoom ay magistrat lañu ñoom mën nañ ñëw dugg ci bureau daal di ñëw contrôler ndax opération yi jaar yoon wala jaar yoon ki nga xam ne contrôleur Sénat la wala mooy superviseur Sénat mooy commission bi nga xam ne moom mooy commission électorale nationale autonome ñoom dafay am ay ndaw yu muy teg ci bureau yi ñooñu tamit am nañu droit contrôler opération yi ba xam ndax jaar na yoon. candidat ci bi ci boppam nga xam ne mooy tête de liste ak ñi nga xam ne ñoom ñooy maanaam ay mandataires am ak ay représentants ñooñu tamit mën nañu ñëw daal di contrôler régularité opération yi bu fekkee ne contrôler ñu gis loo xam ne par exemple awul yoon ñoom may nañ leen ci procès verbal bi nga xam ne moom mooy nekk ci bureau de vote bi la nga xam ne ñoom moom la ñu gis ñu jàpp ne jaarul yoon ñoom mën nañ ko bind foofu daal di ko signé daal ne kat man bureau bi ñëw naa fi gis naa ne nangam ak nangam am na loo xam ne rëq-rëq la loo xam ne donc jaarul yoon ñoom rek la ko yoon may dina am naa li ñuy wax ay observateurs nationaux ak internationaux yoo xam ne fois dinañu ñëw ci bureau yi mais ñoom dañuy ñëw rek xool ndax yëf yi jaar na yoon mais amuñu sañ-sañu bind benn observation ci procès-verbaux yi ñi nga xam ne ñoom laa tudd rek ñooñu ñoo am droit def ay observation yooyu bu fekkee ne voté nañu ba ñu publier résultat yi ba yëf yi dem ci commission départementale de recensement des votes ñi nga xam ne ñoom ñoo am sañ-sañu génn résultat yi observation yooyu nga xam ne donc def nañ ko ci ñooñu dañ koy xool ba xam ndax yenu na maanaam wala yenuwul maanaam ndax nekk na loo xam ne maanaam entaché na sincérité vote bi wala vraiment amu ci benn effet. nga xam ne jour vote ba
am na matériel boo xam ne dañ koy soxla ci biir bureau de vote yooyu la matériel. loolu tam dafa am solo bisu élection bi am na matériel boo xam ne il faut mu nekk fa pour ñu mën a voter li jiitu ci matériel boobu mooy maanaam bulletin de vote bi candidat bu ci nekk war nga am nu mu tëdd say bulletin en nombre suffisant maanaam nombre bi dafay tolloog électeurs yi nga xam ne ñoom ñooy voter ci bureau bi ñu teg ci li ñuy wax benn volant de sécurité taux de 20% pour en cas bu bulletin yi teelee jeex ñu mën koo remplacer donc bulletin de vote il faut mu nekk fa li ñuy wax flacon d'encre maanaam encre indélébile bi bâton de cire am na li ñuy wax cire ak fil yoo xam ne bu ñu paree ba def procès-verbaux yi ci ay enveloppe xam nga dañ koy caster ba nga xam ne maanaam buy dem ci commission départementale ba maanaam foofu lañ koy ubbee donc loolu mooy maanaam garantie ne enveloppe bi jaarul fenn kenn ubbiwu ko kenn altéré wu ko donc bâton de cire ak fil dafay am lampe tamit dafay am parce que mën nañu dem ba 18h ñu gis ne ñi war a wote bari nañu ñu proroger heure vote bi mu lëndëm donc il faut que ñu def lampe tempête comme lampe pétrole yi wala bu dee lampe yi xew léegi moo foo xam ne daal vraiment dina leeral nu mu ci donc béréb de vote bi ensuite li ñuy wax naan feuille d'émarge de dépouillement dina am feuille yi nga xam ne bu ñuy dépouiller ci la ñuy bind candidat bu nekk maanaam xob yi nga xam ne moom nga am formulaire yi nga xam ne aussi ci la ñuy def procès verbal bi wax élection bi ni mu demee ak observation yi nga xam ne contrôleurs yi wala représentants yi def nañ ko kooku tamit il faut que mu am il faut que mu am tamit li ñuy wax les feuilles de proclamation des résultats bureau bu nekk maanaam ay feuilles yoo xam ne la bu ñu paree ci la ñuy moom la ñuy taf ci bunt bi wan ne kat liste sàngam nangami baat la am ci nangami baat la am ci nangami baat la am donc loolu moom mooy feuille de proclamation des résultats code électoral bi nga xam ne ci la ñu móol maanaam charte yi nga xam ne moom mooy régir élection yëpp naam code électoral boobu il faut que mu teew ci bureau bi président bi yore ko wala assesseur bi ak benn extrait code électoral bi dina am ensuite dina am arrêté boo xam ne maanaam préfet daf koy bind wala sous préfet léegi pour wax ne bu fekkee ne dañ dem ba vote bi war a jeex 18h jot te vote bi parewul yow ñu mën la may sañ-sañ yow président bureau de vote nga yokk maanaam heure bi yóbbu ko par exemple ba 19h wala ba 20h loolu arrêté la boo xam ne dañ koy def préparer ko jox la ko nga teg ko sa wet boo tolloo ci situation bu mel noonu rek immédiatement da nga koy signé te yoon sax am na ay daan yu ñu prévoir yoo xam ne mën na ci dem ba amande ba ci tëjum kaso yow boo ñëwee ci bureau de vote waroo sol lépp loo xam ne bu dee t-shirt la buy mandargaal ne yow diw nga faral bu dee casquette boo xam ne nii wala mooy li ñuy wax cap boo mandargaal par exemple ne yow candidat sangam nga faral ci wàllu couleur wala ci wàllu effigie bu dee am mbubb la bu dee sër boo xam ne da nga koy woddoo wala nga muuroo ko lépp loo xam ne mandarga la boo xam ne rek nuroon na ak yow da nga koy def pour influencer électeur loolu yoon daf koy tere ñëw tamit nekk ci cour école ba voté ba noppi génne bulletin yi di ko wan nit ñi naan leen comme boo demee woteelal bii wala wote loolu tamit yoon daf koy tere boo ko defee bu ñu la jàppee nañ la teg ay daan di joxe xaalis également di kar nit ñi di leen ger loolu tamit yoon daf koy tere yore tamit gànnaay bisu élection bi ñëw duggaal ak moom ci biir bureau de vote bi bu fekkee gànnaay boo xam ne bu fës la yoon da koy tere bu dee boo xam ne da nga ko nëbb tamit yoon daf koy tere te loolu yëpp am na maanaam ay daan yu am solo yoo xam ne day nekk ay weeri kaso wala ba ay ati kaso wala ba ay amende boo xam ne mën na dem ba ci ay millions loolu yëpp dafa nekk yoo xam ne nii vraiment nit ñi dañu war a moytu di ko def ko vraiment pour ñu mën a dem ci élection yoo xam ne yu jàmm lay doon ak salaam du am violence du am dara. waaw dernier mot bi daal mooy fi mu ne nii ñaan électeurs yi surtout ñu dem jëli seen carte parce que tey bari na ay béréb yoo xam ne nii carte électeurs yi ñu ngi foofu nekk en souffrance mais sénégalais yi ñu ci bëri dañuy bàyyi ba ñu xëy na tey benn fan wala ñaari fan ku nekk di daw di buuxante léegi li yoon wax mooy dañuy continuer di joxe carte yi ba ci veillu élection yi maanaam comme dimanche la ñuy voté bu ñu nee ba samedi ci guddi minuit dañuy joxe carte donc man li may ñaan électeurs yi mooy ñu dem ci commission yi jëli seen carte loolu am solo bisu élection ñu dem vraiment voter massivement. Babacar jërëjëf jërë ngeen jëf mbokk yi ñu gërëm leen bu baax a baax seen ànd ak ñun ci ITV di nag ñaan jàmm ci élection locale yi nga xam ne nag jàmm moom lu dul jàmm ko gën te nag jàmm moom loo ci am du doy kon nañu jox jàmm sàkku jàmm ci élection yi ñu dem ci jàmm képp ku gën ñu xam ne kon loolu la yàlla dogal bu ko defee lundi ñëpp dem xëy loolu daal la Sénégal xam loolu la Sénégal baaxoo ñu sàkku jàmm ci Sénégal gërëm nañ leen mbokk yi gërëm leen tam ci ànd beeg ñun bi ñu tàmbaleeg tey jii di la jox kon dig daje ci yeneen jotaay bu ci yàlla àndee jërë ngeen jëf